salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ne yéen a safoo seen site d'information Chronique SM ñu ngi leen di nuyu yéen itam ñi nga xamante ne yéen ñuy seetaan à travers notre chaîne Chronique TV dal leen ak jàmm ci seen émission 3 questions A. alors tey 3 questions A am gan goo xamante ne yaakaar naa kenn dootu ko présenté mu jiite institution bi ñu naan Office national de la formation professionnelle di Souleymane Soumaré docteur nuyu nañ leen. maa ngi leen di fay. alors di am contentement ci nangu bu ñu nangu dalal ci biir émission 3 questions A. plaisir la pour man mbégte la di leen dalal tey jii ci biir direction générale bu office national de formation professionnelle. pour mën a échanger ak yéen pour également mën a gindi mën a expliquer exactement ñi nga xam ne ñoo leen di suivre. donc à travers seen différents plateaux yi lan mooy office national de formation professionnelle lan moo ko tax a jóg ak fan la bëgg a dem. alors ñu gis ne gannaaw bu ñu la falee ci bopp office national pour la formation professionnelle boobu ak léegi boo daanaka 2 mois la. di fàttali yow yaa wuutu ki nga xamante ne moom moo di docteur Diakité n'est-ce pas donc après 2 mois yi ban jàngat nga ñu mën a defar par rapport ak nomination bi d'abord. un commentaire par rapport à la nomination. nomination bi dañ ciy sant yàlla parce que xam nga nit ku ne booy liggéey di nga bëgg ku leen a jaajëf nekk na loo xam ni ñi nga xam ni ñoo nekk suñu ginnaaw ànd ak ñun yàgg nañ ko yéenee population yi que mu nekk Diourbel wala mu nekk au niveau du Sénégal yàgg nañ ko bëgg parce que xam nañu suñu taxawaay ci coalition Benno Bokk Yaakaar xam nañu suñu taxawaay ci jàppale son excellence monsieur le président Macky Sall kon bu yàlla dogalee mu jël décret nommé ma à la tête de l'office national de formation professionnelle du ma def lu dul gërëm ko remercier ko mais di ñaan yàlla aussi confiance ak attente yi nga xam ni am nañ ko ci man yàlla yombalal ñu ba nga xam ne day nekk loo xam ne lu ñuy attan la di profiter aussi seen antenne di remercier militants yi sympathisants yi parents yi ci appui bi nga xam ne yàgg nañ ñu ko def biñ ñu nommé itam ñu continuer di ñu accompagner ba léegi kon nomination bi dañ ciy sant yàlla bu baax di ci delloo njukkal son excellence monsieur le président Macky Sall. D'accord. alors gis nañu depuis ba ñu tegee li nga xamante ne moom moo di institution bi ngay diriger léegi. daanaka yàgg na yaa ngi wutu ki nga xamante ne maa ngi koy rappeler tout à l'heure mooy Sanoussi Diakité. moom def na ci bopp bërëb bi. juróom-ñaari at. waaw yow ba nga ko jotee léegi 2 mois la. léegi lan nga ñu mën a wax par rapport ak bërëb bi nga xamante ne yaa ngi koy diriger muy office national pour la formation professionnelle. waaw office national de formation professionnelle comme ni nga ko waxee. biñ ko créé léegi depuis 1987 la. boobu léegi nag xëy na am na lu mot 3 directeurs yoo xam ne jot nañ fi jaar yore kër gi donc ñun ñu ngi doog a ñëw ñu ngi doog a jël service biñ jël ak service ak léegi xëy na ci 2 weer la toll mais ci biir 2 weer yooyu def nañu li nga xam ni moom mooy li ñuy wax imprégnation parce que boo ñëwee ci bërëb foog nga saytu xool li fi nekk foog nga saytu itam ba xool bërëb bi nga nekk lan nga fi fekk ci wàllu doxalin lan nga fi fekk si itam li nga xam ni mooy mission yi ñu jox bërëb bi nan lañ koy doxalee ak lan lañ ci jot a liggéey bi ñu ñëwee nag li ñu gis daal ñun moom mooy que ni office national de formation professionnelle dafa nekk institution boo xam ni institution bu am solo la mu am tam ay mission yu bari yoo xam ni li ko tax a jug rek moom mooy fexe si tënk ba képp koo xam ni da nga nekk doomu Sénégal ngay liggéey walla ngay ut liggéey te nga soxla formation professionnelle office national de formation professionnelle rôle am moom mooy mu fexe ba indi formation professionnelle boobu nga xam ni fi muy jeexitalam ci nit ki moom mooy fexe ba nit ki am lu ñuy wax une qualification un titre de qualification maanaam am lijaasa boo xam ni day wane ni kat kii li nga ko doon jàngal ci wàllum formation professionnelle mën na ko wa ilaa beneen bi nga xam ne itam objectif la ci li office bi di liggéey ci population bi mooy ñu fexe ba ñu am capacité pour def lu ñuy wax auto-emploi ci tënk dañuy former jeunes yi dañuy former jigéen ñi
dañuy former sax ñi nga xam ne ay salariés lañ dafa leen lu ñuy wax perfectionnement. Objectif bi moom mooy lan ñu fexe ba bu ñu paree formation boobu ñu jox leen lu ñuy wax titre de qualification mu mun leen permettre ñu mën a dugg ci entreprise liggéey wa ilaa ñu am xam-xam boo xam ni day tax ñu mën a taxawal seen liggéeyu bopp pour mën a dem fi nga xam ne foofu la ñu bëgg a dem. Donc loolu mooy li nga xam ni moom la office bi di def tey mais loolu pour ñu def ko dafa am ay mission parce que office foog ñu fàttali que ni loi moom moo ko créé donc dafa dem assemblée loi moo créé office bi biñ ko créé itam am na décret boo xam ni moom moo taxawal maanaam office bi nan la war a doxee ci wàllum conseil d'administration ci wàllum direction générale bi ci wàllum li nga xam ni mooy côté jumtukaay ci wàllum xaalis bi ñuy liggéeyee xaalis boobu ñuy liggéeyee nag ñun fi muy jógee dafa nekk ñett ba ñeenti bërëb yoo xam ni fa la sunu budget du jóge bi ci njëkk mooy lu ñuy wax CFC muy contribution forfaitaire donc à la charge de l'employeur mu nekk benn wàllum taxe boo xam ni dañ ko teg ngir entreprise yi du ko fay pour ñu mën a financer formation professionnelle donc ci taxe boobu am na loo xam ni yoon moo ko jagleel office bi at bu ne dañ koy jot mooy tax ñu mën a dérouler suñu budget mën a liggéey bi ñu war a def am na itam lu ñuy wax ay subvention yoo xam ni état mën nañu ko jox walla am ay nit ñoo xam ni dañoo bëgg a jàppale formation professionnelle Sénégal ñu ñëw indi fi ay dons walla ay legs ñu jox ko office bi loolu itam mën nañ ci am na itam lu ñuy wax ay prestation de service tey office bi am na xam-xam boo xam ni war na mën a tëgg lu ñuy wax ay manuel maanaam jumtukaay yi xale yi di yor école di ci jàngee walla jumtukaay yi professeurs yi nga xam ne ñoo nekk ci centre de formation yi yore ñun dañ koy tëgg fii yooyu mën nañ ko jaay am ci ay revenus yoo xam ni dina mën a fexe sunu budget mu mën a egg fi nga xam ni foofu la mën a yegg. waaw ci budget boobu sax parce que ki nga xamante ne wuutu nga ko muy Sanoussi Diakité gis nañu moom daanaka passation de service bi jàll na ci ay les règles de l'art comme on le dit. moom daa expliqué na ni moom ba muy ñëw ci fi nga xamante ne moom moo di bopp office bii nii daanaka booy xool budget bi mu ngi ko yóbbu na ko ba 18 milliards je crois 1 milliard si je me trompe pas. moom la fi fekkoon léegi yow nga war a ñëw. lan mooy say ambition justement par rapport ak institut bi avant ñuy xuus torop ci waxtaan bi. waaw xam nga tey jii si loolu laa bëggoon sax gën a xuus. parce que bu ñu waxee budget ba pare mooy liñ lay jox pour nga liggéey. léegi nag loolu ñu ñuy jox lan lañ ci war a liggéey maanaam lan moom mooy mission yi nga xam ni moom la office bi war a def. office bi dafa am lu mat juróomi mission bi nga xam ni moom mooy njëkk office bi war ko def. moom mooy mission bi nga xam ne dafa nekk ci wàllu recherche maanaam lépp luy wàllu gëstu ak programmation tey jii bu ñuy wax lu mel ni adéquation maanaam est-ce que njàngale bi ñuy jàngale ci wàllu formation professionnelle est-ce que méngoo na ak li nga xam ni moom la entreprise yi soxla ci liggéeykat loolu dafa nekk problème boo xam ni dafay poser wu toujours ñun suñu sañ-sañ may nañu tey ñu def ci ay gëstu ba mën a trouver ay solution ci lu mel noonu li nga xam ni mooy jeexitalu formation bi ak li nga xam ni mooy contenu bi maanaam li ñuy jàngal xale yi itam office bi mën na ci def ay recherche def ci ay programmation li nga xam ni aussi moom mooy ay proposition yoo xam ne ñun dañ ko war a mën a def pour lépp loo xam ne dafa nekk ay plan quadriennaux maanaam mu nekk plan boo xam ni dañ koy tëgg ci ñeenti at waxkat ni formation professionnelle bi ñun office bi def nañ suñu ay gëstu jàpp nañ ni ñeenti at yii di ñëw lii ak lii ak lii moom la nguur gi war a doxal pour que formation mën a jëm kanam. deuxième mission bi mooy mission boo xam ne dafa nekk lu ñuy wax appui technique bu ñuy wax appui technique nag mooy que ni ñun dañuy liggéey ak opérateur économique yi nag bu ñu leen waxee dañoo nekk ci biir lu ñuy wax ay secteur professionnel la ñu nekk maanaam li ñu naan secteur primaire secteur tertiaire ak secteur secondaire mbay beeg yooyu maanaam wàllu mbay mi wàllu napp bi
wàllu industrie bi wàllu pétrole bi loolu lépp li koy doxal mooy opérateur économique yi léegi nag ñun li nga xam ni mission bi ñu am ci wàllu appui technique moom mooy dañu war a jàppale opérateur yooyu ba ñu mën a maanaam saytu bu ñu saytoo ba pare ñu analyser lépp loo xam ni dafa nekk soxla maanaam besoin boo xam ni ñoom opérateurs yi am nañ ko ci wàllu qualification ak ci wàllu formation professionnelle. dañ leen di doter en ressources humaines en quelque sorte. mu ngoog loolu li ñu ci jublu mooy ñoom bu ñu defee seen ay gëstu. ba xoolkat ni ñun lii lañ soxla ci wàllu formation léegi nag ñun office ñun ñoo war a fexe ba formation yooyu nga xam ni ñoom soxla nañ ko. ñu jël xale yi tàggat leen ba ñu am qualification yooyu bu ko defee utal leen liggéey dafay yomb ndax. opérateur économique yi seen bopp ñoo ne kat ñun. bii façon liggéeykat la ñu soxla. orientation bi day yomb. donc orientation bi dafay yomb. si biir loolu itam njàngale bi nga xam ni tey booy xool am nañ formation professionnelle yu bari ay centres yu bari si biir Sénégal njàngale bi ñuy jàngale foofu ñun office am nañu mission pour di ci joxe suñu xalaat est-ce que jàngale bi ñuy jàngale jaar na si yoon est-ce que jàngale bi ñuy jàngale. buñ ko paree dina tax xale yi génn foofu war a mun a am emploi est-ce que kat ñu ngi jàngal waa Diourbel mbirum pétrole est-ce que loolu yenu na maanaa parce que Diourbel gisaguñ fa pétrole kon boog bu ñuy jàngal xale yi nañu xool fi nga xam ne am na pétrole industrie bi ñu cibler ay secteurs selon commune bu nekk ak selon secteur d'activité économique bu nekk. foofu si vous permettez ma bëggoon ñu wax si benn côté mooy concernant chômage bi en quelque sorte parce que boo xoolee boo nekkee si pays boo xam te ne taux de chômage bi day grimper mu ngi toll si dernier rapport yi à 15% par exemple te si biir chômeurs yooyu noonu ñu gis ne presque 27% nee nañu am nañu bac+2 donc ñi nga xam te ne ñoom la gën a touché mooy les diplômés en quelque sorte léegi ñooñu noonu est-ce que yaa ngi leen di bàyyi xel ci seen formation boobu noonu ngeen. mais bien sûr loolu ñu ngi leen di bàyyi xel boo gisee ñun ci office national de formation professionnelle dañu wax ni li nga xam ni moom la ñuy def comme formation professionnelle maanaam jàng école walla jàng école warul nekk obstacle pour nga am accès ci formation professionnelle boobu parce que formation bi dafay tax nga am métier. léegi ñooñu nga xam ni dañu dem ba niveau bac amuñu baccalauréat wala ñu am bac dem université def fa 2 ans def fa 3 ans génn te amuñu benn diplôme amuñu benn lijaasa ñun tey jii ñooñu lañ gën a soxla parce que formation professionnelle tëgg nañu tey au niveau de l'office lu mot plus de juróom benn fukki titres de qualification 60 titres yoo xam ni mën nañu former jeunes yi ci secteur d'activité yu bari formation yooyu nag niñ ko mën a defee office national de formation professionnelle ak sunu ay opérateurs noonu lañ ko mën a defee aussi ci biir centre de formation professionnelle yi kon dafa nekk ay jeunes yoo xam ni tey formation professionnelle nekk na foo xam ni mën nañ fa ñëw pour mën a def yooyu formation nga xam ni day dugg ci ay secteur d'activité yu bari kon tey jii am bac+2 égaux licence égaux maîtrise nekkul obstacle pour que jeunes yi mën a accéder wax nga léegi problème mu chômage dañuy faral di wax lu bari ne Sénégal chômage dëgg la chômage moom fépp la am li koy waral souvent dañ naan liggéey amul mais dafa am benn terme boo xam ni son excellence le président Macky Sall la koy utiliser lu bari mooy employabilité xam nga tey bala ñuy wax nit ki dañ lay jox liggéey day fekk nga employable maanaam nga am qualification te ñun suñu gëstu lim ñu may mooy bari na fi ay métiers yoo xam ni dafay am ay bailleurs yu ñëw Sénégal di ko fi bëgg a liggéey di ut ñu leen ko liggéeyal mais du ñu gis ñu am qualification boobu. mais foofu justement est-ce que nekkul le mal foofu boo xoolee dañuy xool le mal est plus profond parce que est-ce que yéen tamit jotul à travers enseignement bi nga xamante ne sénégalais yi école sénégalaise moom lay proposer ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seeni ndaw est-ce que jotul ngeen wax leen ñoom ñu gën a accès par exemple formation wala jàngale bu ñu leen def mu nekk jàngale boo xamante ne bu génnee day nekk qualification day am qualification professionnelle.
parce que bari na sax ñoo xam ne bu ñu génnee avec diplôme universitaire daanaka boo xoolee boo leen nee lu ñu mën mënuñu la concrètement ne lii la ñu mën a def en résumé daal jàngale bi dafa généraliste ba moom. loolu bokk na si li ma njëkk a wax mu nekk mission yoo xam ne office bi daf siy liggéey te ñu ngi siy liggéey kilifa yi niveau yi gën a mag ñu ngi siy waxtaan loolu li koy indi souvent mooy lu ñuy wax l'inadéquation maanaam li ñuy jàngal xale yi si wàllu école du méngoo ak li nga xam ne ñi leen war a jël pour ñu liggéey bu ñu génnee loolu la ñu soxla loolu la ñuy wax inadéquation entre l'emploi et la formation loolu moo indi tey ñuy orienter jeunes yi di leen inciter à ce que ñu accepter daf ay formation qualifiante man damay wax souvent ma ne tey booy xool li ñu am ci ay master nga jël marketing ñaata master ñoo ci am walla ñaata ñoo am licence nga jël comptabilité ñaata ñoo am mais Sénégal yëpp mënuñu def marketing ak comptabilité ça veut dire que dafa am benn secteur boo xam ni ñu ngi ko bàyyi ginnaaw moom mooy formation professionnelle bi nga xam ni tey moo mën a tax gox-goxaan yi mën a suqaliku parce que gox boo mën di dem am nañ fa activité économique boo xam ni moom moo mën a permettre gox boobu suqali léegi nag gis-gis bi mooy nan la ñuy fexee ba gën a orienter ndaw ñi ñu mën a dugg ci formation professionnelle loolu fexe na ba am na programme yoo xam ni tey suñu ministère de tutelle muy ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'artisanat am nañu benn direction boo xam ni ñu ngi fay développer lu ñuy wax PF2E dafa nekk benn xeetu njàngalin boo xam ni ki nga xam ni yaa ngi jàng da ngay def 20% ci sa temps bi ngay jàng 20% rek ngay nekk école toog di jàng 80% yi da nga koy dugg entreprise liggéey mu nekk modèle boo xam ni tey moom la ñuy wax emploi école ki nga xam ne dafa bëgg a def affaire tourisme wala dafa affaire hôtellerie dañ koy yóbbu hôtel mu fay liggéey en même temps di nekk école di jàng et je pense que loolu nekk na benn exemple ci exemple yi nga xam ni tey bu ñu ko jëlee dina fexe ba ndaw ñi nga xam ni ñu ngi nekk di jàng affaire formation professionnelle bu ñu génnee dañuy mën a am automatiquement seen liggéey kon li nga wax lu am la enseignement général ak enseignement secondaire bi effectivement kilifa yi ñu ngi ciy waxtaan pour mun a xool nan la ñuy fexee ba xale yi bu ñu nekkee di jàng li ñu leen di jàngal mu mën a méngoo ak li nga xam ni moom la secteur travailleurs yi ak employeurs yi soxla. parce que booy xool tamit dafa am benn xalaat boo xamante ne ñun moom la ñuy demee Sénégal dañ jàpp ne xëy na jàng boo ko yóbbuwul yenn niveau yi rek mënoo am qualification professionnelle foofu sama xel day dem si ñi nga xamante ne par exemple tey daanaka boo doxee si mbedd bi. da ngay gis emploi yoo xamante ne tamit bu ñu ko du emploi yoo xamante ne si précarité daanaka lay gën a mënee nekkul emploi boo xamante ne tey dans l'avenir mën na garantir ki nga xamante ne moom moo ciy yëngu est-ce que justement tey jeunes yi nga xamante ne yéen a ngi leen di gis. boo demee aux alentours de Colobane et cetera. Les marchands ambulants yooyu noonu yéen si seen biir mission ban wàll ngeen leen ci jagleel ak par rapport ak orientation bi ñoom bu ñu bëggee ñëw de formation bi. nan lañ mën a am accès si yéen. xam nga tey office national de formation professionnelle mission bi gën a mag mooy fexe ba formation professionnelle ñu yóbbu ko si lu ñuy wax zone rurale yóbbu ko au niveau des paysans. mais aussi et surtout yóbbu ko au niveau de l'informel du secteur informel. mais sëñ bi dafa loolu nag agriculture gars yi sama duñ ci de. waaw si laay ñëw. parce que bu ñu waxee zone rurale rek du agriculture. xam nga tey dans les zones rurales. mu ëpp fu ñuy mettre en place des forages. ñaata forage tey ngay dégg ni dañoo paan mënuñu dox te forage yooyu bu ñu formé woon jeunes yi nga xam ne dañu nekk ci gox boobu. ñu jàngal leen maintenance nan la ñuy entretenir forage bu forage bi nekk ci zone boobu paane ki nga xam ni def na formation entretien forage dina ko mën a réparer loolu exemple la waxuñu ni zone rurale bi dañ fay développer uniquement affaire agriculture ak affaire horticulture waxuñu loolu dañoo ne gox ak goxaan bu ne dañuy xool lan mooy activité économique bi fa gën a dox ñu fexe ba am na zone yoo xam ne boo demee Kédougou ñu ngi fay liggéey affaire wutum or ak yooyu
ñi fa nekk di ko def tey am na des fois nga dégg ay accident mais parce que nit ñi du ñu am qualification bi war pour ñu mën a liggéey seen liggéey en toute sécurité léegi nag ñun loolu la ñuy def en fonction zone économique yi pour revenir sa question concernant ak secteur informel bi tey jii secteur informel bi ñoom ñooy suñu plus grande cible ñu ngi développer ay stratégie yoo xam ni mooy tax ñu mën leen atteindre et précarité bi nga wax que ni formation professionnelle emploi yi muy joxe souvent dafay nekk des emplois précaires du suma gis-gis man parce que ku def sa formation en BTP mën a liggéey ci ay chantier di gagner sa xaalis di yor sa njaboot pour man loolu du nekk un emploi précaire ki nga xam ni yaa ngi ko jàngal affaire horticulture wala nga jàngal ko transformation céréalière maanaam moom mi ngi woon déjà dans le domaine de l'agriculture li muy def rek mooy su bayee ba pare mu jël bayam dem jaay ko jël xaalis bi tëdd si alors que transformer li nga xam ni bay na ko ba pare ba mu mën ko jaayaat am si xaalis loolu defe naa mooy gën a mën a indi durabilité emploi que leneen kon secteur informel bi nekk na secteur boo xam ni tey booy jël toujours secteur informel boo jëlee côté artisanat ñun tey office ñu ngi liggéey ci ñaari projet yoo xam ni ay projet yu mag la projet bi njëkk moom mooy projet bu ñuy wax projet PEJA donc c'est projet pour l'employabilité des jeunes apprentis dans le secteur informel day tontu directement sa question projet la boo xam ni Banque mondiale moo ko financé à hauteur de plus de 30 milliards ONFP ñoo am en charge maanaam waxtaan ak apprenti ak maître apprenti yi ba tëgg ay formation yoo xam ni moo méngoo ñoom ak seen bëgg-bëgg loolu benn la ci ñaareel bi dafay nekk ay formation yoo xam ni dafay xaw a dugg tuuti ci lu ñuy wax école emploi maanaam projet bi dafay recruter ay maître apprenti yoo xam ni maître apprenti yooyu dañ leen di yónnee ay apprenti maanaam kiy def tailleur ñu recruter jàngkatu tailleur yu bari recruter benn atelier tailleur jël xale yi di fay atelier boobu pour mu jàngal xale yi nu ñuy defee seen ñaw bu xale yi mokkalee nag projet bi prévoir na lu ñuy wax ay kit de financement yoo xam ni xale bi nga xam ni génn nga déjà atelier bi nga xam ni mi ngi former xale yi moom dañ koy jàppale financièrement ak matériellement xale yi jàng aussi bu ñu paree dañ leen di aussi jàppale ba ñu mën a am financement mën a am seen liggéey bopp donc loolu dama joxe rek affaire atelier comme exemple mais dañ koy def ci wàllu artisanat bi dinañ ko def ci wàllu mécanique bi def ko ci yeneen domaine yi nga xam ne yépp dafa nekk dans le secteur de l'artisanat beneen projet bi mu nekk aussi loo xam ni affaire formation la parce que tey le président Macky Sall tontu bi nga xam ni indi na ko ci waxu pétrole bi et man dama jàpp ni débat yi ñuy am ci wàllu pétrole dafa war a nekk genre débat yooyu moom mooy lan fexe ba pétrole bi nga xam ni am nañ ko ñu war ko exploiter à partir de 2023 ñi koy war a exploiter bu exploitation bi jotee bu ñu nekkat dama soxla soudeur anticipation papa dama soxla soudeur bu ñu xoolee biir Sénégal mu am fi ay soudeur dama soxla lii ñu xool mu am léegi nag boobu projet dafa nekk projet boo xam ni Banque africaine de développement ñoom ñoo ko financé muy PDCG ñun ONFP aussi ñun ñoo am en charge volet identifié maanaam métier yi nga xam ni tey ñi war a liggéey pétrole bi Sénégal dañuy soxla métier yooyu ñun ONFP ñu defal leen formation defal leen qualification ba bu ñu soxlaa ay nit du ñu dem jële ay nit Ghana wala ay nit beneen dëkk dañuy ñëw Sénégal fekk doomu Sénégal yi préparé na leen ba pare donc loolu dafa nekk loo xam ni man dama koy saluer mu nekk une réponse par rapport à la prise en charge de certaines questions liées
au pétrole préparer population yi ba nga xam ni xaalis bi entreprise yooyu war a fay dafay des ci biir jeunesse bi dafay des ci biir Sénégal je pense que loolu nekk na démarche boo xam ni démarche bu am solo la. D'accord, donc gouverner c'est prévoir. C'est prévoir, voilà, c'est ça. Comme on l'a dit. Donc vous venez de me signaler que temps bi nga xamante ne moom la ñu imparti woon daanaka jeex na ba noppi. Déjà. Oui, waxtaan bi amoon na solo trop. Lu dul di fàttali ñi nga xamante ne ñoom ñoo di suñu chers internautes émission 3 questions à l'heure. Continuez à vous abonner. Nous savons déjà que vous êtes nombreux à le faire. Vous pouvez également réagir à travers les réseaux sociaux, hein. Commenter, liker comme vous le voulez. Avant ñuy tàggatoo dañ lay bàyyi rek nga joxe sa mot de la fin. Suma mot de la fin moom mooy que ni qualification professionnelle dafa nekk tey loo xam ni dafay jouer rôle bu am importance parce que bu ñu bëggee jox ndaw ñi liggéey il faut xale yi nekk des gens employables nekk ay nit ñoo xam ne nit ñu qualifié lañu kon formation professionnelle dama gëm ni tey jii pour ñu mën a régler le problème de l'emploi au niveau du Sénégal il faut que ñu yokk def la promotion de la formation professionnelle que muy ndaw ñi que muy groupement économique yi que muy les opérateurs économiques ñoom ñëpp dañu war a booloo muy liggéeykat bi mais ki nga xam ni moo soxla kiy liggéey ak ñun ñi nga xam ni ñoo yore affaire formation professionnelle il faut que ñu lëkkaloo ak nguur gi bay mën a waxtaan suñu biir noonu rek la ñuy mën a xam li nga xam ni moom mooy besoin yi bu ko defee ñu mën a former ndaw ñi ñu mën a am liggéey. D'accord, jërë ngeen jëf. D'accord, avant ñuy terminer di remercier ñi nga xamante ne équipe technique bi yëpp bi nga xam ne moom moo jàpp ci réalisation émission bi. di remercier également toute la rédaction de Chronique di leen dig daje incha allah fan yi di ñëw ci yeneen yi.